mbokk yi benn waxtu jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci maître Mame Adama Gueye dajek maître Madické Niang mi sàkk jote ci réew mi ci élection présidentielle yu atum 2019 waxtaane tolluwaay réew mi ak élection yu dëgmal kii di maître Mame Adama Gueye wax ni guléet ñu nar a dem ci élection yoo xam te daanaka déggawuñ ci lenn naka noonu maître Madické Niang fësal tolluwaay réew mi jàpp ni faaw ñu jëlee fi président Macky Sall daañu ko leen ko jukkil ci xibaar dina ci bokkit fédération bi ëmb arabophone yi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ne gisuñu seen bopp ci réew mi te it dañ leen fullalun depuis ba mu yegsee ci réew mi njiitum réew mi di président Macky Sall ci atum 2012 ak léegi ne loolee lañu bëgg mu dakk ci élection yu dëkkmal ginnaaw ba ñu jotee ci signature parrainage yi ne buñ ci indul ak jàppandal dàkkuñu sax ba génn ci boobee coalition seen njiit moo ko xamle daan ci dikkeen ci xibaar yi dana ca bokkit pose première pierre bañ du bëggoon a amal ni ki démb ca Mbuur waa ànd gësëm ne duñu dugg ci hôpital yi muy délégation bi Abdoulaye Diouf Sarr jiite la ko waral mooy ni naqar la ñu amee fësal seen ko càkkuteef donte kii di directeur de cabinet bi rafetlu lu mel waaye it ñaawlu anam gañ ko defee daañu ko leen ko jukkil ci xibaar na ci bokkit lii di permis yu yees yi ñu dëppale ko jamono te door ko ci réew mi jëm ci soppi yawoon mu mel ni ñeen ci ay chauffeur anam yi ñu koy defee ci réew mi loolee dalut seen xel naka noonu it am na ñeneen ñuy rafetlu yooyu permis jàpp na dina gën a indi ak jàppandal ci secteur bi nu mel dañ ci ànd ak suñu daw di Chantal Badji ponk yaa ngoog mbokk yi bu ngeen ñu toppee ñu daal di ko yaatal. muy gulet ñu naan a dem ci ay élection présidentielle te daanaka déggoowuñu ci ay poñ yu am solo di kàddu yu bàyyi ko ci maître Mame Adama Gueye mi wéy di daje kuje gi ngir ñu fexe élection yu dëgmal lépp jaar ci yoon askan wi mën a jotee seen carte d'électeur mën a wote ci anam ya ñu ko bëggee loolee fës ci ndaje mag ki nga xam te ne mooy maître Madické Niang bokk ci ñuy sàkko jote ci réew mi di candidat ci élection présidentielle bi atum 2019 jàpp ni réew mi fépp foo laal dafay métti ne jot na ngir ñu jëlee fa njiit li di président Macky Sall da loolee yaakaar gi mu ngi ko wékk ci élection yu dëgmal seen ko ndaje wala boo ko ndaje ñaari kilifa yooyee suñu ndaw lañ ci àndal di Abdoulaye Ndiaye. lu soxal doxalinu réew bu Sénégal jëm ci ay jongante yu jaax yoon loolee nag mooy bëgg-bëggub maître Mame Adama Gueye ginnaaw bi mu tekkee ndomul tànkam ginnaaw bi mu sempeen dëndëm jamono ji njiitalu mouvement Sénégal bi ñu bëgg daal di nag si xay jëko dëgmal si ci maître Madické Niang di nag ak gisee koo xamante ni la ko wund mooy tiitaange gi ñu am ci jëm ci ay jongante yi rawatina ci jamono bi nga xam nag ñu ci bëri ci askan bi ba tey amaguñu seen i carte électeur. C'est la première fois que nous acheminons à des élections sans consensus. Notre pays est un pays démocratique qui a une tradition de consensus. Les constats que tout le monde fait. lii nag guléet la fii ci Sénégal ñuy dem ci ay élections te déggoowuñ ci ñëpp sax jot nañoo seetlu rek ni tey jii nguurug Sénégal dafa taxaw rek taxawaayu ngir saboter élections yi lee ndax mënuñoo xam naka lañ mën a demee ci ay élections te askan wi jotuñu seen i carte d'identité nationale yooyu lee nag moom moo mën a tax sax ñu mën a wote lii nag moom kenn mënu ko nangu. Il y a des élections que certains Sénégalais aient des cartes et que d'autres n'en aient pas. C'est contraire à la Constitution. Tous les Sénégalais sont égaux en droit. beneen mbir soxal ci siid biir waxtaan wi bokk na ci fichier électoral bi yembagul ci ñenn ci ay candidats l'avocat bi daal di nag xóotal ay kàddoom ci article 11 ak 48 bu code électoral bi lépp ci tontu jëriñ ji ñu gàll lépp lu jëm ci kaaraangeeg biir réew mi. La question c'est que l'argument du ministre de l'Intérieur. gis ngeen li ministre de l'Intérieur di wax lu jëm ci wàllum article 11 boobule amul benn fondement juridique maanaam tegu ko fenn loolu tax may taamu rek ci bërëb bi li jàpp parti politique yëpp rek ñu jéem a fexe taxaw temm tey ji ngir dajale seen doole te lu jëm ci wàllum article 48 boobule nañ lu mën a def rek ba mën a jot ci fichier électoral boobule
ndax tey ji boo xoolee réaction maanaam anam bi nga xam ne nag ministre de l'intérieur jot na koo taxawee jaarul yoonu tey ji leeral élection yi te loolu nag dama ciy woo waa Sénat ñu taxaw ci. président Maître Madické Niang dalalul ganam ci ak nopp bu tëx ki fi nekkoon jëriñ ju ñu dénk wàllum jokkalante bitim réew ci nguurug Abdoulaye Wade rafetlu doxalin bu ni mel na mu ci sóobu nag ba jeex tàkk bañ nag lépp lu jëm ci wàllum foqarti wala forcing. ñu ànd si nee naa la ànduma si rek ni la ànd naa si kàddu danaa si ànd si jëf sa côté danaa si ànd pour dem propagande képp koo xam ni war na dugal si loxoom si lii pour que ñu jóg taxaw. il faut ñu xeer fépp bandaam am Sénégal parce que Macky Sall ñëpp la bëgg yeewu si benn boobu ñëpp la bëgg yeewu opposition bi kenn du wax li mu tëj kenn benn président même du temps de Senghor bi parti unique amee li mu tëj ses opposants kenn mësu ko tëj ñoo lànk te daanu def tout ba nag duñu yem si ñoo bañ ñoo lànk danoo taxaw ba mu bañ fi amee metti na foo laal nit ñi ni gu metti goo xam ni soo amee yërmande daa teggi nag waaye ki ñàkk na yërmande na fi jógee waaye na fi jógee. ñoom ñi le nag Maître Mame Adama Gueye nag dàllam yi la fa seeni sol dëgmali yenn ci ay candidat beneen génnam nag ci ay fan yu ñëw dana ko fësal moom mi le nag sóobu ci ab plateforme boo xam nag lay xemmemteef mooy woo ci mboolem sénégalais yi ñu bokk xeex bi ngir janloog nguur gu président Macky Sall. Abdoulaye Ndiaye ndax kii di Mamadou Diop Decroix dafay bëgg samp ndëndam bokk ci candidat yi ci élection présidentielle yu atum 2019 yu ñu dëkkmal mu mel ni la mu tontu ak la muy wane jamono ji ak taxawaayu partem ci meeting bañ doon amal ca Mbàkke loole lay junju moom Diop Decroix yemu ca ne bis bi joree ci réew mi la mu njëkk def mooy fexe lañ bët ko xool fépp fuy metti ak yeesal lañ ci war a mën a indi ngir réew mi mën a tegu ci yoon yu baax loolee tukkee ci meeting yam doon amal ca Mbàkke dañ ci desuwaat ànd ci ak suñu ndaw di El Modou Gueye. Mamadou Diop Decroix teew ci commune bu Mbàkke ñaari mbetteel nag nit ñi nemmeeku ci bu njëkk bi mooy meeting bi nga xam ne mi ngi ko amal ci turu partem di AJ/PADS bi nga xam ne daanaka ñu bëri jàppoon nañ ne amatut ci Mbàkke bi ci tegu mooy candidature am bi nga xam ne nee na bu ko partem tabee ci congrès mën naa dem élection présidentielle bi ñu dëgmal ci 24 février. loolu wax naa la ko amul benn problème noo ngi préparé parrainage fas nañu yéene dajale parrainage yu bare. du ci ñetti fan lañ koy liggéey kon ñii fi teew di responsable parti bi ngànk parti bi ci ay conditions yu difficile mais di liggéey guddi ak bëccëg loolu moo tax lii ngeen gis man fee am tey kon parti bi waaw mais nag effectivement comme dañu jëm ci élection it foog ñu nit ñi fëggutuwaat gën a dëgëralaat taxawaay yi loolu aussi sama ñëw fii dafa bokk ci mbir moomu. Mamadou Diop Decroix teg ci nag di xamle ne mën na tamit daal di jàppale beneen candidat boo xam ne jege na opposition bi waaye xalaatu la jàppale kii di président Macky Sall ndax février bu jógee ci bopp réew mi dañoo fas yéene càmbar lépp loo xam ne liggéeyoon na ko fii. te baax moo tax dama ne man de bu ma sañoon su fekkoon ne man maa jiite réew mi li ñuy jëkk a def mooy dañuy audit réew mi audit maanaam dañ koy càmbar dañ koy saytu dañ koy luñitu fu ne dinañ ko seet ba xam la fa ne la fa tilim ñu ruqaat yaak lépp la ñuy seet génne lépp loo xam ne tilim la ñu raxas ko ba mu set mën a nag tàmbaliwaat ci ay bâche yu bees. moom secrétaire général bu AJ/PADS doon daloo permanence bu bees bi nga xam ne partem ubbi na ko ci commune bu Mbàkke teg na ci nag teewe benn meeting bu mag boo xam ne mi ngi ko doon amal ci quartier Mbàkke Mouride. El Modou Gueye jamono boobee fédération bi ëmb ñi di arabophone yi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ne ñaawlu nañu ba fu ñaawlu yem ñàkk wegeel gi ñu leen ñàkk weg ci boobee coalition di ci joxoñ baramu tuuma njiit yi wax ni jotee nañu ci ay signature jëm ci parrainage bi mooy ni cër yan yellool ak it nañuy dalale kilifa yi jamono ji ca palais ba ngir waajal élection yu dëgmal bu fekkee ni kilifa yi taxawuñ
ci indi ci ak jàppandal mooy ñu dàq ñu sax ba génn ci boobee parti ak coalition bi fësal ko ci ab ndaje suñu ndaw liñ ci àndal di Penda Badji. mbootaay bi ëmb arabophone yi nekk ci Sénégal bokk ci biir kuréel bi di Benno Bokk Yaakaar ngir jàppale kii di njiitu réew mi président Macky Sall ñi ngi taxaw tem di wane seen nakar bi ñu am ci bile parti juróomi at ba léegi. juróomi at a ngi nii président musul a recevoir mouvement bi lan moo tax pourtant mu ngi fi recevoir ñu nekk am ñoo xamante ne ay télécentre la ñu yor amuñu ñaari nit yàlla def nga yor mouvement bu am ni recevoir na cadre yi recevoir na keroog étudiants yi recevoir na mais ba léegi. mouvement national des arabophones yi mënu leen a recevoir ñu mën a xeex en tout cas fii laa koy waxee lii moom day dakk si nii wala dakk si naa parce que am na loo xam ne duñ ko nangu am na lu ñu xam nag am na lu ñu xam mun nañu ci wax. lii nag ñu ngi xaar président Macky Sall pour que mu jël responsabilité am wallahi la sim billah aqsimu billah wallahi talla am na loo xam ne xam nañu ko nit mënuñu koo defloo. bu dee loolu lañ ñu nar a defloo jaral nañu quitter parti bi wax. ñuy dellu si nag ci réalisation yi ñu jot a am ci wetu président Macky Sall ba noppi di ko xamal ni ko bu fekkee ni la ñu bëgg ci moom amuñu ko laata bi lépp congrès d'investiture ñu war ko amal benn fan ci weeru décembre bi ñu dëgmal fas yéene nañu boycotté yi les élections. def fi ay concours soutenir projet de loi yi nga xamante ne moo jëm ci daara yi jàppale ci président. ba président lii même sentir na ñu ngi koy jàppale mu woo ma téléphone di ma ci félicité nee ma li nga def maa ngi la ciy félicité maa ngi la ci encouragé loolu nag nit du ko def da manoo ne dafa woon nga ne mais bëgg nañ lu ëpp loolu en tout cas dañu bëgg li ñu jox Samba ñu jox ci Bàcc li ñu jox Bàcc ñu jox ci Ablaye loolu daal mooy wax bi première décembre bii ñu jëm na jël responsabilité du ñu nangu ñu boole mouvement yépp ba mu des mouvement national des arabophones loolu moom mun a tut a ne ñu ngi wax nag daaw jéeg waxoon nañu ne non dañ leen a fàtte woon a boole daawaati jéeg waaye ren wallahi tallahi du ñu nangu ñu organiser congrès bi te ñun bokkuñu ci. arabophonie mer ba futtu ci kaw kii di président Macky Sall ñoom nag ñu koy woo ba noppi di ko ñaax ngir mu gën leen jox considération bi ñu yellool lu ko mooy fas yéene nañoo génn ba set bi le parti te bu boobaa bokk ak yeneen i opposition parti du lu ñuy dàq. Penda Badji ñu wax ci wàllu wérigu yaram jëwriñ ji ñu ko dénk ànd ak délégation bu takk bëggoon a teg xeer bu njëkk centre pédiatrie bu Mbour jëm ci wàllu oncologie mu mel ni seen ko bëgg-bëgg boobee ñi di waa ànd gësëm dañu cee sotti suuf xajamal ko fësal seenub naqar ci yenn ci ay jafe-jafe ya ñu doon sàkku ba léegi France daal di xëddeen loolee merloo leen ñu takk ay morso yu xonk waral ba jëwriñ ji daanaka mujj faa teewul kii di directeur de cabinet dalal xelu ñi nga xamante ni ñooy waa ànd gësëm waaye ñaawlu anam dañ ko defee jàpp ni waroon naa gën a mën a taaru dañuy des soit ci yëngu-yëngu boobee amoon ni ki démb ca Mbuur ànd ceeg suñu ndaw di Mamadou Diop. situation bu metti bi nga xam ne ñenn ci personnel bi nekk ci hôpital bu Mbuur moom la ñu nekkee niveau bi nga xam ne yi tamit hôpital bi ci la nekk ak bor bi nga xam ne nguur gi yoral na ko bërëbu fajukaay yi loolu bokk na ci ñaxtu yi nga xam ne ñi nekk ci ànd gësëm moom lañ doon amal ci hôpital bu Mbour. il faudra que ñu wax ci accord yi nga xamee ni donc moom la ànd gësëm di xeex sur le plan national surtout le système de rémunération donc des agents de la fonction publique état dañu woon day def audit bi def na audit bi pare na ñun d'accord nañ dem nañ sali waxtaan nañ am nañ conclusion on demande à l'État de poser des actes concrets donc leneen li donc moom mooy augmentation subvention wu hôpital aussi système de rémunération bi aussi dafa am problème donc loolu aussi bëgg nañ aussi tamit ñu wax ci donc dette hospitalière bi bari na bari waay boo xamee ni ñun aussi il faudra que donc ñu wax ci. ngir wane nag seen naqar ñi nga xam ne ñooy manifestants yi kat dañ ne woon délégation bi jóge ci ministère de la santé du dugg benn yoon ci hôpital bi ndax délégation boobu kat dafa ñëwoon ngir teg xeer bu njëkk bërëb bi nga xam ne foofu la ñuy fajee xale yi nga xam ne dañoo am cancer. mais ñun dañu ñëw donc baare yoon wi pour manifester suñu mécontentement ndax hôpitalu Mbour ku ne xam na ni paquet d'activité bi mu yor donc dépassé na de loin hôpital de niveau 1 ndax am na psychiatrie am na oncologie am na toutes les spécialités mais jusqu'à présent ñun ñoo ngi courir ci relèvement de niveau 2 donc lii ñuy def lu baax la mais c'est cela à la charge de l'hôpital bi nga xamee ni moom mënatu la demal bopp. ki nga xam ne moo nekk directeur cabinet bu ministre de la santé kat bi mu wàccee waxtaan ak ñoom dalal seen xel waaye nii la leen tontoo. mais je trouve quand même. lii dafa ruslu gàcce la sax ci miin réew ñu tëj bunt bi ngir tere ñoo dugg ci biir ngir mën fi amal nag liggéey bu mucc ay biñ fi bëgg a amal ndax tey jii boo demee ba ca Tambacounda am na ndaw ñu fa nekk rek tey jii ñu ngi jànkoonte ay jafe-jafe
ñun mësuñoo wax rek que ni duñ waxtaan te tey ji bala may jóge fii rek dinaa leen recevoir ñu waxtaane lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu wi. gannaaw cérémonie bi di jeex Aloyse Waly Diouf kat dalal na ñi nga xam ne ñoo nekk ci ànd gësëm lépp rek ngir fexe ba jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy ñaxtu jafe-jafe yooyu yëpp ñu mën koo dàq ci hôpital bu Mbour. Mamadou Diop moom directeur de cabinet ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram yemu ca dikk na ci solo centre boobee nga xamante ne moom leen dalloo ni ki démb ca Mbour la ñuy xaar ci ñoom ak it lu waral ñu taxawal ko di ñaareelu centre bu Sénégal am jëm ci wàll wi ñu teewlu ko moom docteur Aloyse Waly Diouf ak suñuy ndaw. dañu am benn partenaire boo xam ne ñu ngi rafetlu teewaayam muy ONG Kaluna dafa lëkkaloog ak ministère de la santé pour defar fii ci Mbour ci biir EPS Mbour benn centre d'oncologie pédiatrique ñëpp xam nañ ne centre d'oncologie pédiatrique benn ci amoon fii ci Sénégal mu nekkoon hôpital Aristide Le Dantec ñu ngi génn barki démb ci octobre rose ñu gis ne demande bi pour l'offre de soins de cancer demande bi dafa bari et ñuy rafetlu lu mel ni centre d'oncologie pédiatrique bi nga xam ne dinañ ko ubbi biir Mbour centre boobu nag beneen mbébét biñ ci am mooy day permettre ñu décentraliser offre de soins bi moo tax may ñaax acteurs de la santé yi may ñaax population de Mbour yi may ñaax autorité administrative élus locaux yi ñu gunge projet bi nga xam ne ñu ngi teg tey première pierre bi ndax que suñu doom yi nga xam ne ñu ngi Tambacounda ñu ngi Kédougou ñu ngi Joal Fadiouth ñu ngi Tivaouane ñooñu ñu mën a am foo xam ne dinañ fi mën fejoo fu jege nga xam ne dinañu mën a fej seen cancer ñu mën leen jox chance boobu. bu ñu jugee ca Mbour ca Saint-Louis la ñu jëm université ba léegi daanaka mu ngi nekk ci ay jafe-jafe yu ko njatt lu ci bëri ci ak jàppandal gën ko den xaar ba léegi yambagul recteur bi di Ousmane Thiaré moo ko xamle ci micro suñu ndaw di Gambi Diagne. parce que rectorat bi ñu ko yàqee lu bëri moo yàqu ci rectorat bi fekk nañ ne on avait aussi des problèmes budgétaires ça mënuñu wax ne tout est résolu non. bu fekkee dañoo teg de côté les problèmes budgétaires ndaam lépp li jëntiwul sax mais au moins yeneen acteurs yi ñu concentré wu ci calendrier universitaire parce que loolu aussi mooy problème université Gaston Berger. événement yi fii am nag dafa créer ay dégâts yu bëri ñëpp gisal nañ ko seen bopp rectorat bi lépp lakk na bâtiment yi lakk na équipement yëpp lakk na. am na bâtiment boo ñëwee ci campus pédagogique même ci côté étudiants yi am na internet ndaa am internet dina yéex ci yenn points yi tey suba jot naa benn kayit buy firndeel ne marché château d'eau bi ñuy def ci biir étudiants yi pour ndox mi wàllu ndox mi parce que ndox mi dafa nekk jafe-jafe léegi ci campus yi marché bi attribué nañ ko est-ce que délai yi incha allah dina nekk délai de 5 mois. université bi aussi comme ni ma ko waxee day traversé ay difficultés yu bëri ñu ngi ci période bu xaw a métti. fonctionnement bi mu ngi amélioré ndànk-ndànk mooy li ma wax rek def na lu bëri ñu ngi continuer di demander accompagnement. ñu wax ci ñaar fukk ak juróom-benneelu édition ñu jagle ko journée internationale ñii di écrivain yu africain yi association écrivain yu Sénégal yi daal di koy jëmmal daal di jàllale pièce de théâtre yoo xam te ne mu ngi aju ci bruit de couloir ki ko taalif bind ko di ministre d'État congolais bi di Henri Diombo mi jàpp ni jot ne ñu gën a promouvoir mbind mi ci Afrique naka noonu it sàkku ci askan ñuy fexe di teewee yooyee pièce de théâtre jàpp ne am na solo ndax ci ginnaaw am na ay messages yoo xam ne dafa aju ci dundin ak taxawaayu ñi di askanu Afrique naka noonu yu Sénégal ñu dikkaat ci ndaje mu ni mel ànd ceeg suñu ndaw di Aïda Mbène Niass. lii moo di représentation théâtrale bu pièce bi ñu dippee les bruits de couloir ñu daal di koy fësal ci ñaar fukk ak juróom-benneelu journée internationale bu ñu jagleel bindkat yi fii ci diwaanu Afrique association écrivain bu Sénégal organisé ko amoon ci invité d'honneur Henri Diombo di ministre d'État wu réewu Congo Brazzaville doon itam autoru bi les pièces. bind na au moins fukk pièces de théâtre ak ñett ñu jël ci benn les bruits de couloir. indi ko fii tey ci Sorano. bile théâtre dafa boole lii di littérature
pouvoir ak politique bu Afrique ñu lëkkale ko ak thème bi ñu jëloon ci bëccëg bi ñu jagleel écrivain yu Afrique. Ce qui est dit par les artistes. lii artistes yi di wax dañu ko bind tënk ko ci kàllaama yu leer mu ñëw rekk di féddali taxawaayu wala sax di fésal lii nga xamante ni moom mooy taxawaayu artistes yi ci biir askan wi. Tout autre aspect. ngir tasaare bind bi fii ci diwaanu Afrique yile écrivain ñoom li ñu jàpp mooy dañu war a rekk woo askan wi ñiy gën di teewee yile xeetu représentation pièce théâtrale. théâtre mooy genre bi nga xam ne moo boole yépp donc écrit oral ak spectacle looloo tax ñu invité ko. ab colloque bu ñu doon waxtaanee wàllum littérature démocratie ak pouvoir moo jiitu bile soirée lim bu takk ci ay bindkat ci diwaanu Afrique ñëwoon teewee ko fii ci Sénégal. ngok ñu koy jaajëfal moom Aïda Mbène Niass ñu wax ci permis yu yees yi nga xamante ni jamono ji nguuru ko Sénégal jëmmal na ko ngir sàkku ci ñi nga xamante ni ñoo yor yee yàggee ñu fexe daal di bindu ngir mën a jote ci yu yees yi yéen ci ay chauffeur lañu jàpp mooy ne processus bi daanaka bëri na ay gàllankoor ñaawlu nañ ko donte am na ñeneen ca wet ga rafetlu yooyu permis yu yees jàpp ni dina gën a indi ak jàppandal ci secteur bi leeral yeeg Chantal Bati. permis numérisé yi. ñu teg ko fi ñetti fan ci weeru septembre 2018 chauffeuru oto yi war a dem soppi seeni permis ngir am ci yu bees yi nga xam ni dañ ko numériser ñenn ci ñoom nag jàpp ni rekk protocole bi da ciy bëri dañuy jànkoonteeg ay jafe-jafe ngir fexe rekk ba dajale kayit yi ngeen di laaj ñuy sàkku ci nguur gi mu xoolaat li nga xam ni mooy processus bi. ñun chauffeur yi dañoo sonn mën nga am sa permis ñu la si laaj loo xamante rek bu ngay paas sa permis sax laaj ñu la ko si. waa permis yi ni ñu ko waroon def sa carte d'identité yi mais jël 100 am na ñoo xamante ne sama classe gi yëpp mënuñoo dem di joxe ay 100 te ñu ngi dawale oto. su fekkee ni sax ñenn ci chauffeur yi amaguñu ci permis yu bees yi am na ci ñoo xam ni ñoom teel nañoo jóg ci seen bopp ñuy dellu siwaat rek ci solos bi le permis numérisé ndax bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu moo ëpp kaaraange. kenn du ko sàcc di ci dawal moom. dafay am sécurité. boo amee sa permis bu baaxul boo dañ koy jël te moo ci gën a baax. te am na permis yoo xam ne ñu ngi daw te baaxuñ. nga def naa ay jéego dem déposé yi liñ ma laaj yëpp def naa ko bu ma demee ma déposé sur bañ ma joxe ba mu jotee pour retirer bi ba ma yeggee la retiré. permis yu bees yi ñu duppee ko permis numérisé ngir rekk fexe ba ñii di chauffeur si daal di dugg ci ère numérique bi ñu mën cee nemmeeku li nga xam ni mooy groupe sanguin wu chauffeur bi suñu sukkandikoo ci seen kàddu li ni mel. ngir seen kaaraange rekk la waaye rekk ñenn ci ñoom di sàkku ci nguur gi mu gën a yombal wutum kayit yi ngir mu mën a jàppandal ci seeni boor. Chantal Badji ñu wax ci wàccaayu gàmm gi ñu dëkkmal Bourd lañ koy wooyee am solo lool ci wàllu wi ñu door ko ni ki barki démb fas yéene ko amal ci ay bërëb yu fasanti ko ci réew mi ànd ceeg njabootu Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu solos Bourd fa mu bàyyee ko njëriñ la mu làmboo ñu ànd ceeg Ndeye Fatim Lo ci ay leeral. wala taalifu manto bi mu nekk ay wayu diine yoo xam ne dañ koy amal ngir waajal gàmmu gi ab occasion boo xam ne dina tax ba taalibe tijaan yi ñuy jàng bu baax téere bi nga xam ne ni imam Abdou Abdallah al Buseyri moo ko bind ci fukki chapitre ci façon bu ne nag la ko taggee mu dal di gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di koy jox burdu bi yonent bi daal di sumi mantoom jox ko ko. bu dajeeg benn nitu yàlla ci mbedd mi mu ne ko yow jox ma li nga bind ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko lan laa bind ci yonent bi mu ne ko biig maa ngi woon ak yonent bi ak mbooloo ay yonent ay wàll yu bare ñu gis ngay jàng burdu ba yonent bi sànni la li nga xamee ne mooy mantoom. fukki fan yoo xam ne ay njëriñ kese la ci atum 1902 Seydi El Hadji Malick Sy tàmbale burdu yi fii ci Sénégal dundu ak liggéeyu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ko fay way ak di ko fésal taalibe yi Maodo nag luñ ci bëgg moo di tagg bu baax ki nga xam ne mooy gën di mbindeef. lépp loo ci yéene bëgg ko ci yàlla mën na la ko ci may ndax yonent bi la du téere bi mais yonent bi la yonent bi boo ko ne woon bant bi moo ko moom sax boo fonkee bant ba sa aajo faju mag ñi dem nañ cee dem ba benn baytu bu ne mën na faj aajo. Seydi Hadji Malick barkeelu boobu yonent bi barkeelu ci biir
xaside bi tax mu tànn burdu moom tam ndax dina gàmm fukki fan noppalu benn jour xëy nag bis bi nga xamante ni moom ci la d'accord muy le 12e jour mu gàmm nag. maam El Hadj Malick nag mu ne comme que bis bu nekk rek wax nañ ni juddu yonent bi la ci fukki fan yu njëkk yi kon naa jël bis bu nekk rek ma jël benn bunt ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jàngale. lu tolloog fukki at a ngi nii ñuy amal ay bourdes populaires ci Sénégal gi yëpp li ko tax a jóg mooy tax ba taalibe yi mën cee bokk. à travers suñu Pape Souleymane Bili Paye ñu toog daje waxtaan wax ni gox yëpp bourde bi war na fa egg. pour ñu gën a mobiliser waat ba pare fédéré waat. ni ren ñu ngi plus de 100 bourdes ci biir Sénégal. lu bourde yi di yaatu yaatu bis bi Tivaouane di ubbi bourde bi duñ ci bourde fenn ñun. bu Tivaouane di tëj tam ñun la veille dinañu tëj ngir dem déglu ji message yu dernière bourde bi. bourde yi tàmbale nañ jeudi 8 novembre bile guddi gu nekk taalibe tijaan yi dinañ way ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàkk bu nekk dinañ amal nag ab noppaliku benn fan laata ñuy màggal ba su juddu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mu ngoog di bourde am pàcc bu am solo ci wàccaayu gàmm gi ñu dëgmal nga xam te daanaka ay bés rek a dex rek des ñu yegg ca jëm ci fàttaliku juddoog Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam daanaka dara du leen rëcc ci boobu xew-xew ci la DTV ci ay plateau yu am solo ñu nam jukki jëm ci wàllu wu ni mel ci ay bërëb yu fasantikoo ci réew mi naka noonu it ca Tivaouane kii di Sadio Mané ndax dana doon ki gën a ràññee ko ci wàllu tàggat yaram ren jile ci Sénégal mu mel ni du yàgg dara daan ci xam lu ñu leer ginnaaw vote yu war a bàyyi ko ci rédaction sportive yi nekk ci Sénégal ginnaaw bu waa ANPS fësale liste nominé yi di waajal boobee xew-xew ci réew mi samb bi yàgg lañ ci àndal ci ay leer. ñi ngi toll ci fanweer ci ñi nga xamante ne ñoom ñee ñoo war a xëccoo la nga xamante ne moom mooy ay meilleurs sportifs ren jile muy ci fànn yoo baree bari bokk na ci ki gën a xarañ ren jile ñu woowee ko meilleur sportif ni ko noonu it ki gën a xarañ ci footballeur sénégalais yi nekk ca biti réew ñu woowee ko boss ak ñi nga xamante ne ay footballeur lan te ñu nekk ci biir championnat local gile loole buñ ci toftalee ñi nga xamante ne moom mooy mbër yi ki ci gën a xarañ ci wàllu bëree dóor ni ki noonu it ci lutte sans frappe wala ñu naan ko olympique ci wàllu boss bi nga xamante ne moom mooy ki gën a xarañ ci bitim réew Sadio Mané boo muy lee daal dina jël 5e titre am jëm ci wàllu woowulee la ko waral moom jamono jile moo gën a taxawandi ndaxte moom demoon na final Ligue européenne des champions ak Liverpool la tamit mu bokk ci ñi nga xamante ne dañ leen tànn ci wàllu ballon d'or africain Sadio Mané nag muñ ko xëccoo ak ki nga xam ne nag moom mooy défenseur bu Naples di Kalidou Koulibaly nag moom nekkoon na vice champion d'Italie ak Naples ni ki noonu it dugal na lu toll ci juróomi bi ci fanweeri match ak juróom yi nga xamante ne am na ko ay équipe am bi di Napoli lu jëm ci wàllu meilleur sportif jàppale ne faw am ku wutu Assou Traoré ndaxte moom bokkul ren jile dontele équipe am bile te mu nekk capitaine di équipe nationale bu Sénégal basketball ñoom ñi ngi ci biir ñi qualifié woon ci 8e de finale coupe du monde ca Tenerife ci ren jile gaynde jigéen ñi ci wàllu basketball ñoom ñi ngi xëccoo li ni mel ak ñii di waa taekwondo nekk champion d'Afrique waaye tamit waa judo ak Monica Sagna ñu fàtt rek ne meilleur sportif waa ANPS di association nationale de la presse sportive ñoo koy amal at bu nekk ngir rek màggal ña nga xamante ne ñoom ñooy sunu sportif yi loolu nag ni ki àllarbal ji lañ koy xam. mu ngoog ni ki àllarba ji lañu koy xam Samb Biagui dinañ leen ci topp ngir mën cee am lu ñu leer incha allah nekkoon ponk bu mujj ci xibaar yi ci digg bëccëg bi jaajëfal leen mbokk ci teewlu bi jaajëfal ci technicien yi ñu ci àndoon xibaar ne des si ngoon juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu laata boobee ñu leen ñaanal ngoonu jàmm ànd ak tawfeex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam.